asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokk yi ñu ngi nuyu ñëpp di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay donc xam naa suñu rakk Diouf Dramé di étudiant fii si institut supérieur polytechnique de Dakar moo ñu war a defal benn discours mais juste de essayer ma defal ko benn introduction ndax ku ne xam na ne Daaru Saxaaba dafay doxee si ñaari tànk donc dafa am ay taalibe yoo xam ne dañ koy nekkoon doon jàng français doon jàngale arabe tey ñu nekk dans les différentes universités du Sénégal donc élèves ak étudiants yooyu ñoom ñoo def benn journal annuel boo xam ne dañu koy bind donc ñu composé ko si ay thèmes yu bëree bëri lépp nag si wàllu daara lay yëngu ak wàllu la vie sociale donc ñu tuddee woon ko le missionnaire man nag ma coordonné woon ko xam naa je vais essayer de me présenter donc je suis Cheikh Tidiane Dramé ressortissant du Daaru Sahaba fii laa jàngee alxuraan mottee ko fii dans les années 2006 2007 donc nekkoon fële université Cheikh Anta Diop de Dakar fii laa amee sama baccalauréat au lycée Maba Diakhou Ba en 2018. Actuellement, je suis diplômé de Master 2 en biologie animale à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et je suis présentement dans l'Institut sénégalais de recherche agricole ISRA. Donc ma amoon honneur présider missionnaire bi di leen ko doon présenté képp koo xam ne soxla na ko donc mën na ñëw jege sëñ Habib Dramé wala mu jege ñu incha allah dina si am naa juste rek thème yi nga xamante ni moom lañ si développé moom laay essayé ñoom leen ko résumé bi si njëkk ñu ngi daara au Sénégal historique évolution et perspective suñu mbokk taalibe suñu mag di journaliste Serigne Mbaye Dramé génne fële école CESTI moo ko bind mu nekk article boo xam ne bu riche la donc ñu ngi leen koy recommandé yéen ñëpp article 2 bi muy Daara Sahaba un modèle d'inclusion éducative ku ne xam na ne Daara Sahaba dafa teg benn modèle boo xam ne modèle de réussite la mais lépp lay xale yi balaa fiy génn lépp lu mu fi bëgg a xam si njàng mën na ko fi xamee donc article 3 bi Serigne Alhaji Abdoulaye Dramé parcours d'un enseignant pédagogue et dimension d'un guide confirmé Serigne Alhaji Abdoulaye Dramé mi nga xam ne mooy suñu sëriñ moom benn modèle enseignant la boo xam ne pédagogue la waaye dimension spirituelle foo ko natt rek weesu na ko aussi mu nekk journal boo xam ne suñu mag grand frère génne fii si daara ji Babacar Dramé nekk actuellement médecin militaire di évolué fee si hôpital principal de Dakar xam naa ne ngant moo ko teree teew suñu beneen article bi muy les réseaux sociaux avantages et inconvénients ku ne xam na tey réseaux sociaux yi bu muy écouper la vie sociale donc nan lañ ko war a utiliser suñu sœur Fatima Ndiaye moo ko bind muy article bu am solo moom tamit am na beneen article boo xam ne ñu ngi ko def si wàllu la place de la femme dans la formation d'une société vertueuse ba tey Assietou Ndiaye moo ko bind beneen article bi muy le produit du Daara face aux défis des temps modernes suñu mbokku taalibe Abdoulaye Fall nekk fële université de Thiès di suivre PC moom moo ko bind donc beneen article bi nekk apport de l'éducation islamique dans un processus de développement maanaam nan la éducation islamique war a participer si développement du pays suñu mbokk taalibe Baye Cheikh Sakho génne fii si daara bi nekk tey Maroc étudiant di jàngee foofu moo ko bind bi si mujj donc mooy les projets et partenaires du daara ku nga xam ne daara ji dafa am ay projet am na ay partenaires comme ñi nga xamante ni macha allah suñu yaay booy ñoom lañ dara jaalee ak ressortissants yi bokk nañ si partenaires yi mais aussi am nañu ay projets yoo xam ne ñu ngi ko mettre en place képp ku pare pour accompagner si Daara Sahaba nous sommes preneurs donc yooyu mooy li nga xamante ni moo nekk si biir livre bi képp ku ko soxla rek ñu ngi koy weccee ko 5000 francs mun na jege Sëñ Habib Dramé wala mu jege ñu donc je vais donner la parole à notre frère Jim Dramé vous avez la parole. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه طاهرة. Bonsoir, chère assemblée, honorables invités, honorable Cheikh El Hadji Abdoulaye Dramé. Je me présente, je suis Jim Dramé, ressortissant du Dara Sahaba, actuellement étudiant à l'école supérieure polytechnique de Dakar et en parallèle technicien de recherche à l'Institut de Dakar. Donc, je me tiens devant vous aujourd'hui pour partager avec vous une réflexion profonde sur le Dara, l'école coranique en tant que composante essentielle de l'enseignement arabo-islamique au Sénégal, mais également dans la formation des ressources humaines qui sont relais à l'agrandissement de la nation. Avant de poursuivre, admettons que tout développement d'une nation, quelle que soit sa structure, repose sur trois piliers essentiels qui sont l'environnement, le développement, le temps, mais également la ressource humaine. Mais pas n'importe laquelle. Une ressource humaine bien qualifiée, bien formée, mais également une ressource humaine capable de répondre aux défis des temps modernes. Sur ce, les Dara au Sénégal ont toujours joué un rôle déterminant dans la formation de ces ressources humaines. Le Dara enseigne bien sûr le Coran, mais il forme aussi l'être humain dans sa globalité, à travers le triptyque Ta'lim, donc transmission du savoir, éducation morale, l'élévation spirituelle. Il façonne des individus débrouillards, disciplinés et responsables. Beaucoup d'anciens talibés sont aujourd'hui des acteurs clés de notre économie, formels comme informels. Je pense que les marchés hebdomadaires de Sandaga ou de Touba en témoignent. Ils témoignent également de cette capacité d'adaptation et de cette résilience acquise dès l'enfance. Le Dara a aussi été un bastion de résistance culturelle pendant la colonisation, préservant notre identité spirituelle face à l'occidentalisation. Des figures comme Cheikh Anta Diop y ont puisé une part de leur force intellectuelle et leur attachement à nos langues et cultures. Aujourd'hui, le Dara évolue. Des initiatives de modernisation voient le jour avec des internats où nous sommes, par exemple, mieux aménagés et une couverture sur l'enseignement franco-arabe. L'État sénégalais intègre progressivement l'enseignement arabo-islamique dans le système éducatif formel, reconnaissant ainsi sa valeur éducative et sociale. Mais pour aller plus loin, nous devons structurer cette collaboration entre l'État et les institutions religieuses pour une école sénégalaise plus inclusive qui réconcilie savoir religieux, savoir moderne et savoir endogène. Donc, je m'en arrête là pour ce discours que je vais clôturer par un appel solennel à un appui fort aux actions, bien entendu, des ressortissants du Dara Sahaba. Donc, ce thème a fait l'objet du dernier article de notre journal que Cheikh Ahmed Tidiane Dramé, qui m'a précédé dans la parole, vient de présenter. Donc il s'agit d'une revue annuelle qui retrace l'ensemble des activités du Dara, mais également qui englobe des thèmes d'ordre général que nous avions écrits et que nous publions aujourd'hui à l'occasion de cette journée culturelle. Nous appelons tout le monde à essayer d'avoir une copie en se rapprochant de l'imam Habib Dramé et donc de Cheikh Souleymane Dramé. Je m'en arrête là, je vous remercie solennellement. Merci. Masha'Allah, shukran laka, wa tabarakallah. Seyd Jim, xam naa su neewoon temps bi xateewul dina ko firi si olof wala am lu ñu tënkal si olof yéen ñi nga xam ne sama saal bi nga xam ne xaw na ci français waaye lii li muy tegtale rek moo di ne xale bi suñ ko mayee chance jàppale ko mën naa xam
mooy changé wax na si daara si njëriñ li si éducation taxawaayu daara et cetera ba mu jeex moom it kenn la si génne si daara ji exemplaire la si ndaw yëpp nag moom itte lool fa tabaarakallaahu di dox ay itte yu bëri si social ndax bu yàggul rek am na ay connaissance yoo xam ne fee si daara sahaaba nga xam ne faroon na si daara ji def na si ay majoodaar yu am solo def itte bañ am ay salaire si ay alaqaat ay relation yoo xam ne comme ni ma wax sànq rek li la ko may mooy jub ak jubal ndax nit ki boo jubee boo waxee ñu dégg boo jëfee ñu nangu boo jubul nag koo jëflante du sawar a jëflante ak yow loolu bokk na si modèle yi nga xam ne daara dina koy liggéey si nit ndax toujours doomu aadama buñ ko yarul rek si diina si mbaax lépp lu muy dugg intérêt boppam moo ciy gën a jiitu intérêt keneen kon nag moom ñu ngi koy ndokkeel di ndokkeel mbooleem waa Daaru Saaba di ndokkeel mbooleem talaamisi kon mu mel ne benn xale moo ñu dese si ñi nga xam ne ñoo war a tere ak xam bi te tàkkusaan jege si na kon dañuy jàllale suñu programme rek gannaaw boo xam ne daf nañ discours français am na mbokk moom it moo xam ne si daara ji la génnee moom it modèle la exemplaire la mooy ku yéeme xale yi am na ñoo xam ne dañuy def école waaye am na si système boo xam ne suñu sëriñ dina koy wax tuuti Alaaji Abdoulaye mën na gën a gaaw école sax su nekkee xaw nga âgé mooy jàng alxuraan ba mokkal ko say at weesu dugg école nga dem defi formation majalis dem direct mahat am fa ay diplôme continue université mbokk mi war a def xasida bi nga xam ne tey inspecteur la yoon woowu la jaar mën nañu wax ne mooy mu ngi génnee si Cheikh Souleymane Ndieguene nga xam ne moom it kenn la si daara ji ndax daara ji bu tabaxee ba mu mat da koy transféré yóbbu ko moom it mu kuule la peinture la moom it ñu ngi koy ñaanal yàlla dëgëral taxawaayam ndax moom sëñ bi yàgg na ñun ñëpp wala li ëpp si taamu ne foofu la ci génnee kon al oustaz al alimun alama asayid yëpp naa ko lool waaye nag si tooñ si doomu bàjjen rek waaye si xam-xam matee na ko si njub matee na ko si ragal yàlla matee na ko macha allah kasarallahu am saaluhu Cheikh Basir mu ngi doon tàggatoo bu nekk xam na ne itte yi dañaa bëri ak suñu nijaay di maam si xale yi sëñ As fa tabaarakallaa moom it tabaarakallaa tàkkusaan jege si na waaye dañuy jax inspecteur tey moom tur bi mën na gën a yéeg ginnaaw boo xam ne nekkoon na abis nekk alim nekk shaa'ir muflih nekk koo xam ne internet bi xam nañ ko Facebook xam nañ ko si itte si xam-xam tey sax la si képp ku sant Sakho sax la si képp ku sant Dramé waaye waxuma la sax waaye étudiants yi seen ñu ngi koy sagoo di demandé di ko daggal bi mu dem ba Maroc wala ba Dubaï pour la xam-xam kon li ñuy sukkandiku si loolu nag xam-xam mooy dëgg waaye ban xam-xam mooy xam-xam bi ànd ak jub surtout bi ànd ak ragal yàlla kon moo tax ñun yoon wi nga xam ne moom la mag ñi fànkoon mooy yoonu daara saa yu demee ba rafetlu kan ñu commencé am ay problème moo tax tubaab bi ndongo daara jaaxal leen da ngay jàng nekk benn ndongo daara mënul la sa bopp dara xëy rek taxawal rëy rëy ngir pasteur ngir dëgg kon Seydi Oustaz al mufattis Alaaji Mohamed Sakho mooy ñi indil xasida boo xam ne da ngay wax matxan li sayxina naiban li jami al talamis xasida boo xam ne si tagg suñu sëriñ uti si nag mbooleem élèves yëpp kon ñu may ko nopp fa ngeen tafaddal bu ñu jullee pare rek dañu bëgg julli ci tàkkusaan bu ñu jullee tàkkusaan nag yeewuñ kenn benn xale rek moo des si ñu war a tëri ak xarnu bi ak kalima bi ndax tey moom dañaa bëgg bis bi ala kulli haal balaa jant so rek ñu yeewu ñëpp dem si itte yi kon fan yëpp dafa dal sëy أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قصيدة bi dañ ko bind pour barkeeloo ndokkeel sëriñ bi. aywa taqriban incha allah ak sant ko ci liggéeyam bu rafet si ñun ak taalibe yëpp. unwaan bi mooy hibatullah. طهر قصيدك فالقصيد وعاء واعصمه من دنس اللئيم يساء طهر قصيدك فالقصيد وعاء واعصمه من دنس اللئيم يساء لا تمدحن به حقيرا سافلا مدح الأسافل بالقصيد هجاء
وامدح به إن كنت حقا شاعرا من كله للهائمين ضياء. قال الذي أبدا يحن لقربه قلبي وقرب الصالحين نماء. هبة من الله الجليل النوال في حي نور أهله أمناء. فديار مابا في البلاد فريدة والقال فيها الدرة البيضاء. فصلاحه خبر تواتر شأنه لكنما الإصلاح فيه اتباع. أدب ودين لا يعاب كماله زاناه. أدب ودين لا يعاب كماله زاناه. والدين الجميل عطاء ورؤاه فلسفة تفيض نفاسة وكلامه للضامدين رواء. تفكيره للناشئين حسانة عما يطير وقلعة عصماء. يبني بأفكار الأفاضل خلقهم وقلوبهم حتى يعم النقاء. ويسوق بالإيمان سبية قومه والمرء من غير اليقين غزاء. والطفل إن لم يلق حسن تثقف فيظل فيه تقبط وهراء. عقل الأصاغر للكبار نتيجة. هذا كلام قصه الحكماء. إن لم يكن عقل الكبير مسلما فنتاج طفل من حماه شقاء. أدب صغيرك إن أردت سلامه في ظل من يأوي إليه صفاء. هذا مرب لا يقرب طالبا فيعيده بين الرجال رباء. وقادم القرآن ليس يعيقه عن حفظه السفهاء والخبثاء. يغدو يحفظ لا يمل ولا يلين تنزيل من قد وحد العقلاء. دار الصحابة معمل غاياته إنتاج جيل روحه الإمضاء. فمديرها أسد يجود بنفسه وبكنزه إن أمسك البخلاء. ما كان يوما في المعيشة هانئا فنجاح تلميذ لديه هناء. إني ليدهشني بشاشة وجهه وتواضع في نفسه وسقاء. ونسيبه في الحب أفضل شاهد أن المربي أسوة حسناء. إن الأجانب والبنين عياله في الوصل والنصح الجميل سواء. ويكاد لا يدري الأباعد منه حق البنوة. كلهم أبناء. هذا امتياز في المشايخ نادر وتفضل قد حازه وبهاء. يا خالي البر السقي وسيدي يا من حمولته لدي حظاء. قد حاط بي منك الصنائع حيطة حتى أصاب الطرف منك حياء. إني عن الشكر المحتم عاجز والعجز في دين الكرام أداء. ما شاء الله. شكرا لك يا مفتش. بارك الله فيك وأيدك. قصيدة bu am solo la di tagg sëriñam di si waxaale njëriñu xam-xam ak yi si aju comme mu mel ni tàkkusaan waxtu bi dam nañu